أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وإن الله لا يضيع أجر المحسنين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه طيبين الطاهرين أجمعين ومن اقتفى آثارهم واستنى بسنتهم واقتفى بهم وبهم إلى يوم الدين. mbokki téléspectateur yu télévision Futurs Médias TFM religion ñu ngi leen di nuyu fi ñu leen daan nuyoo di leen ziyaar di leen baalu xaq te it di leen ko baal di ñaanit sunu boroom subhanahu wa taala yal na yàlla boole ñu jéggal yàlla may nañu tabaarakallahu ñu dajawaat ak yéen ci waxtu wi nga xam ni moom la ñu baaxoo daje ak yéen ñu ngi leen di nuyu fu waay mën a nekk ci biir réew mi ak biti réew di leen ndokkeel bu baax di ñaan tey sàkku ci yéen it ngeen nuy ñaanal fu ngeen mën a toll di ñaan sunu jotaay yi ñuy toog ak yéen ñi seetaan yàlla na bokk ci liy waral sunu dugg aljanna ëllëg te bokk ci liy waral yàlla jéggal nu sunuy bàkkaar di nuyu bu baax sunu kilifa ci biir kër gi ak mboolem ñi mu jaboote tàmbale ci Youssou Ndour ak mboolem ñi nga xam ni directeur lañ nekk ci kër gi rawatina ñi nga xam ni ñoo nekk ci TFM religion tabaarakallahu ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax di nuyu suñu téléspectateur yépp nag ngeen di ànd ak seen mbokk Haj Malick Diop ci tafsirul Qur'an bii ñu leen di amal bi nuy mudda daje ak yéen ñoo ngi doon jàng keroog melokaanu woy ragal ñi yàlla bokkoon ci melokaan yi alladina yuminuuna bil xaybi mooy ñi nga xam ni gëm nañu kumpa ak ni ngeen dégg ñu firee woon ko wa yuqimuuna salaata ak tamit ñi nga xam ni dañuy taxawal julli juróom déggoon ngeen niñ ko firee waaye mu bokkoon ca tamit wa mimma razaqnaahum yunfiquun mu bokk ci melokaan yi ñi nga xam ni dañoo ragal yàlla wa yunfiquuna dañuy dundale dañuy dépenser di joxe mimma razaqnaahum ca la leen yàlla wërsëgal gis nga ku bëgg yàlla defal la teraanga da ngay fexe ba li mu la jox nga def ko fi nga ko war a def ku bëgg yàlla may la teraanga da ngay fexe ba li mu la dénk nga def ko fi nga ko war a def wa mimma razaqnaahum yunfiquun waaw ku bëgg yàlla may la teraanga da ngay fexe ba li mu la jox nga def ko fi mu la sant parce que bu la yàlla joxee teraanga nga def ko fi nga ko war a def delloo nga njukkal yàlla ci teraanga gi moo tax man damay wax ni sax laaye ji association ak mbooleem ONG yi nga xam ni dañuy xeex ñàkk ci àdduna bi ak réew mi rawatina muy les mouvements yi nga xam ni ñoo tudde seen bopp organisme yooyu nga xam ni lutte contre la pauvreté yu mel noonu dama jàpp ni laaye ji war nañu wut ku leen ko interpréter toogandoo ak ñoom waxtaan ak ñoom parce que mënuñu ne ci àdduna ñun ñëpp yàlla indi nu fi yàlla bàyyi ñu ñun ba nit ñi duñu xeexal nu ñu maanaam di xeexal ñi ñàkk te alquran waxoon naa la fan yële ni yàlla day jël alquran firee ko alquran dafay gën a am solo jël alquran firee ko sharia wala firee sharia alquran comme yàlla wax ni wa ma min dabbatin fi l ardi illa ala allahi rizquha amul kuy daagu ci kaw suuf te du yàlla ne bu waxtu dund jotee maa la koy jox kon lan la fi lutte contre la pauvreté di wut contre ma ONG bi contre ma mouvement bi contre ma organisme bi organisme bu am solo la mouvement yu am solo la
mais ci biir organisation yooyu dañ ci war a introduire dañu war a waxtaan ak alquran parce que dañu aborder ñoom sujet boo xam ni wala ñu dugg ci mbir moo xam ni kenn mënu ko canaliser doxal ko mu jaar fi mu war a jaar te doo am meru yàlla ëllëg lu dul ku dégg alquranul karim parce que déggal li yàlla wax nee na ku fi ne maa lay dundal ku fi dund ba déwén maa lay jox li nga war a dund ba déwén waaw léegi nag yàlla nan la mën a waxe loolu ba pare santuñu baat bi wa yunfiquuna mimma razaqnahum li ngeen yor joxe leen ko fi ngeen ko war a joxe loolu li muy firi mooy delloo ngeen yàlla njukkal ca la mu leen joxoon moo tax il faut que ñu interroger alquran mooy lu tax yàlla wax loolu ñu seen ñii am ñii ñàkk mooy gis nga tey xëñ na loolu c'est dommage ñàkk nañu chance ba pare dana jafe canaliser waat doomi réew mi njiiti réew yi wala njiitu réew mi ak ñi njiite yenn organisme yi ñu waxtaan consensus am ñu dëppoo ci dara ñun ñépp ñu toog ñu waxtaane mbiru zakat gis nga bokk na ci li mën a régler problème yi mooy la pauvreté bii ñuy coow amul benn ONG bu ko mën a régler gis ngeen année de social la ñu wax 2018 mais loolu tiitaange la ci économiste yëpp mboolem ñi jàng économie ñoom dañu tiit dañu ne année de social crise la parce que nit ku ko bëgg a développer dafa am système mécanisme booy teg moo tax dama jàpp ni léeg-léeg c'est vrai ay conseils religieux ñu ngi ci bërëb yooyu mais nag fexe di interroger Alquran di ko laaj mu lay répondre ngay réagir dafay gën léeg-léeg nga jox nit sa nopp fekk déggul téere bi parce que bu leen fàtte ba ñuy door laa rayba fii hudan lil muttaqin wa yunfiquuna mimma razaqnahum sunu borom ne waru leen a am crise waru leen a am benn jamono boo xoolee année de social ñu xool ne ci wàllu ndimbal daan nañu dimbal lu tolloog téeméeri famille ñu ne at mu jot famille yu ñuy dimbali gën a yokk ñii jàpp ne lu baax a ngi gën a yokk ñii ne crise a ngi gën a am te ñaar ñépp a jàngandoo ci benn université génn am na lu xew boo demee ci droit looloo ñu dab kii day wax jaar fële kii wax jaar fële te ñaar ñépp aspect juridique yi ñoo ko jàngandoo ci biir université bi kon wa yunfiquuna dañuy joxe dañuy dépenser mimma razaqnahum bi ko yàlla di wax mooy dafa préparer woon société boo xam ni ku ne boo defee li la war kenn du jooy gis nga waaw c'est vrai dimbali nit ñi baax na kenn waxul bul dimbalee mën nga génne sa alal joxe mais alal ji ngay jox nit ñi nga won nit ñi ne yéena ko moom delloowaat naa leen ko waaye bi ma koy delloo nit ñi nag na Seydina Omar doon gérer laa ko gérer dafa ànd ak transparence maanaam fi mu war a jaar na fa mais boo seetloo ñun suñu ndimbal li ci ëpp ndimbal politiquement lay doon maanaam dinañu dimbali mais ñi ñuy dimbali ñi ci ëpp ndimbalu politique lay doon te alal joo xam ni ñi ngi koy jox ñoo ko moom dafa war a jaar rek fi mu war a jaar loolu ça n'a rien à voir ak li ñu def baax na wala baaxul mais économistes yi dañu wax ni année de social crise bu rëy la ci réew loolu nag yéen a ko jàng yéen a ko xam waaye wa yunfiquuna mimma razaqnahum la yàlla waxoon daf ne woon bu leen créer année de social nee na fexe leen ba ñu am alal ñu am benn kees boo xam ni fa la ñuy yóbbu lu ñu tuddee az zakat boobu man maa xam man yàlla ñiñ ko war a jox mbokki daara yi mbokki réew mi mbokki téléspectateurs yi sunu boroom joxoñ na ci téere bi ne bu ngeen jaaree fi ma wax man yàlla
du ngeen juum te du ngeen sonn. xoolal bu ko ne génne woon azaka ngeen génne azaka yéen milliardaires yi, azaka man bokkuma ci ñi koy génne, man ci ñi lekk azaka laa bokk. suñu benn sëriñu daara Cheikh Ahmed Tidiane Mbay bu alxaaji Njaase Mbay waaw moo ma ko waxoon ca daara ja, moo ma ne alxaaji Njaase Mbay day firi alquran ca jumaay Grand Thiès. boobu mi ngi yor benn 504 oto yombul woon jamono boobu. nee na Baye Njaase di waxtaan ba toll ci wa yunfiquuna mimma razaqnaahum wala innama sadaqaatu lil fuqara, mu ne nag bu leen génne seen azaka yi romb ma fi ne yor na oto, ci ñiy lekk azaka laa bokk. parce que xaalis xam nga ko war a lekk azaka mooy ku amul dund 1er janvier ba dund 1er janvier war naa lekk azaka. 1er janvier 2018 xam ngeen fan yi lañ ko romb ba 31 janvier 2018 ku amul dund budget bu toll noonu ku ko yorul 1er janvier bu ñuy joxe azaka ci réew mi war nga koo laaj. kon Sénégal ay fakir ñoo fi ëpp. waaw réew nag bu fekkee ni ñi ñàkk ñoo ëpp ca réew ma, capital ba nu amee fa la ñàkk gën a wullee ñaay, parce que loolu statistique yi ñoo ko joxe, man joxewu ma ko. dañu wax ni ñàkk ngi ëpp ci biir capitalu Sénégal. biir capital ngay fekk nit ku fanaan ci mbedd, amul ci village. boo demee village lu mu métti métti ku ne am nga néegu sëngal bu la tiim. demal ci région yi du ma ne fanaan mbedd amul, mais boo ko gisee balaa nga ko gisaat mën ngaa génn région bi. mais capital am na ñoo xam ni ñii fanaan ci mbedd yi xaw nañoo tolloog ñii fanaan ci biir kër yi. li ko waral mooy mission bi dañu faillir, li ñu waroon def, li état yi waroon a def, les religieux waroon ko def, mooy ñu def consensus daje wax ni zakat tant que génnul nit ñi teg ko ci yoon, Sénégal mënul la dem fi mu war a dem, benn réew mënta dem fi mu war a dem. Arabie Saoudi gii ñuy dem ñu bari di fa dem, léeg-léeg ñun sax suñu état yi ñu ñuy dimbali, mais xool leen ni ñu organiser zakat. moo tax loolu daañ ci interpeller suñu kilifa étatique yi, nañu organiser zakat. du forcer, kenn du ko forcer nit ki, parce que moom alalam diine la, te doxuñu ci réew moo xam ni diine fi ne, pays laïque la ñu ne. mais mën nga def appel, nga woote dialogue, boole ci les religieux, wax leen ne leen ban xalaat ngeen am ci zakat. bu leen doxal nii rek dem, woo leen nit ñi, parce que am na ñuy génne azaka chaque année ñu xam ñun. man am na ñu ma xam, am na ñoo xam sax ñu doon génne azaka. mas naa toog sama benn wóolare ñëw indil ma 15000 ma ne ko lii lan la, mu ne ma sama zakat. ma ne ko ñaata nga génne, mu ne ma génne naa lu tolloog 7 millions. mi ngi fii Ndakaaru di ma dégg. waa 7 millions xaalis nga génne ko indil oustaz Hadj Malick 15000 xaalis bi foo ko jaarale. mu ne ma dama ko def ay parti, mais suñu jàkka ja ne foofa ca koñ ba. ma ne ko waroo koo defare jàkka. azaka kenn du ko defare sa jàkkay koñ. te bëri na nag borom barke yu ngeen di gërëm ci koñ ba ngeen dëkk, waxu leen dëgg. azaka bi ñu génne lañ leen jox, moom lañ jënde moket, moom lañ jënde ay rajo, moom la ñu karolee jàkka ji moomu ko. azaka avant cee jàkkaa jot, al fuqara ñoo ciy jiitu, al masakina ci topp, al aamilina ci topp, al muallafa ci topp, al riqaaba ci topp, yooyoo ci topp ba mu mat juróom-ñaari nit ngeen soog a dem ci defar jàkka. wa fi sabilillahi, même wa fi sabilillahi ñi ci dugal jàkka sax am na ñu ko ci génne. wa fi sabilillahi am na ñoo xam jihaad rek lañ wax, bu jihaad jotul kenn war ko ci def. kon won la ni zakat du woon pour tabax jàkka ji, du woon pour nga organiser événement religieux, woo ay nitu diine defal leen ay 15000 20000 30000 jënd ay xar miche wi. déedéet, zakat moomoo ko, jox ko boroom, te bu la rombee ëllëg nuyuwu la bu ko mere, parce que yóbbante jàmbur la. billetteur bi ne ci banque bi, xaalis nga yor chèque, dem mu jox la sab chèque sa xaalis, nga génn ëllëg ngeen daje yéen ñaar nuyuwoo ko, mu naan la xanaa tey barki leen bi nga ñëwee banque maa la jox. banque bi dalaa jël pour nga fay, jox ma sama xaalis. kon yow miy joxe azaka jarul nga koy def ci koñ bi nga dëkk, ci jumaa ji pour ñu gërëm la. seetal dëkkandoo yi nga am. azaka moom ku ko génne ci almadi gii ñu ne war ngaa génn almadi.
koy jox azaka newul Almadi xanaa nga ñëw fii ci buntu télé bi laajte taalibe yi bu boobaa sañ nga ko jox taalibe yi am na ñu fi ne ñu mën a lekk azaka parce que li ma wax ku amul dundu 365 jours da ngaa war a lekk azaka ñi ko am xaalis mënuñu leen a compter ci réew mi dañ leen di compter parce que ñi am dundu 365 jours yombul kon azaka bokk na ci li waroon a indi stabilité de vie mooy dund gu dal sénégalais yi am ko yéen a ngi koy wut nag yéen a ngi koy wut les autorités étatiques ñu ngi seet fan la ñuy jaar ba indil nit ñi stabilité de vie mais aspect yi ma tudd daf ci bokk te yéen a ko exclure yéen a ko génne mais bu ngeen convoqué woon waxtaan ak les religieux les chefs religieux waxtaan ak ulama wu dëkk bi waxtaan ak borom alal yi opérateur économique yi ñu daje am benn mouvement bu ñu tëral boo xam ni état koy cautionné di ko surveiller billahi azaka mën na liggéey ci réew mi dara mën na liggéey lu fondation Marème Faye Sall mënta liggéey mën na liggéey lu président de la république mënta liggéey mën na liggéey lu mboolem opérateurs yi mënta liggéey parce que day tegu foo xam ni ka ko moom a koy jël te nag bu azaka jotee wax naa ko ci affaire bébé de l'année ma ne bu ñuy wax bébé de l'année dañuy wax bébé de l'année de Dakar mais bu leen wax bébé de l'année bébé de l'année de Dakar la ñu war a wax bébé de l'année bi juddu ci at mii ki ci njëkk a juddu am na koo xam ne bi minuit 3 jotee la juddu mais fële ca Fongolimbi wala ca ginnaaw Matam wala ca Dodel mbaa ca Namarel am na fa xale bu juddu minuit pile kenn xamul kon azaka suñu koy joxe kenn du ko yemale fii ci capitale bi dañuy seet sénégalais yi ko moom ñu organiser ko mu am décentralisation boo xam ni mën na bokk ci développement wu réew mi te xamu leen ko yàlla du waxantu man maa la ko wax te lii ma la wax du man maa koy organiser aw ma xam-xam bi mënuma ko aw ma xame bi aw ma xaalis aw ma ko am xaalis mais yow kilifa nga mën nga waxtaan ak njiitu diine yi ah oui mais bu boobaa mën na am sax dootuñu jëlati alal joo xam ni mi ngi ci réew mi di ko def ci benn famille religieuse parce que buñ ci amee aajo wala amilina alayha ñoom ñoo ciy liggéey dañ leen ci mën a jox parce que gestion bi ña koy gérer dañ ciy fayeeku pour won la ni yàlla préparé woon na crise yi di am waxoon na nan la ñuy def ba ngeen mën a am stabilité de vie ci wàllu dund kon wa yunfiquuna dañuy génne seen alal wa yunfiquuna dañuy dépenser di joxe mimma razaqnahum ca la leen yàlla wërsëgal azaka nag bari na ku koy génne te waru koo génne itam parce que pareegoo ci li nga war a def yow sa yaay doo ko jox xaalis yaa ngi Dakar billahi wallahi tallahi man mas naa dem ci kër nit ci pisinam la toog ak ay nit yu weex ndeyam ñëw fa ba léegi duggul ci kër gi wa rabbul kaabati gardien bi la wax nee ko na ma xaar kol ga yaayam koloo jarul 1000 francs fii kor ga yaayam koloo jarul 1000 francs yére ba yaayam sol boo ko dajale woon matul 4000 nga toog ci piscine toogandoog say xonqi nopp d'accord say xarit lañu mais bul fàtte ni kii mooy sa sababu ñëw àdduna kon balaa ngaa génne azaka da ngay dundal sa ndey ba du aajowoo azaka dundal sa baay ba du aajowoo azaka dundal sa jabar ba du aajowoo azaka dundal sa doom ñeenti ñii doo leen jox azaka koo dul jox azaka nag da nga koy teg ci condition yu mu dul aajowoo azaka waaye sa yaay faale woo ko yaa ngi Ndakaaru am nga sa oto bu rafet yaa ngi yor sa kër goo xam ni ku ñëw day sone bu ngoon jotee yaa ngi reer bu neex wóor na la ni sa yaay ba ñu fee ñëw yaa ko xajalul ndax lan jabar joo nopp te moom bu ndeyam ñëwee ci kër gi lay dal wala sax fa nga ko dëkkal sa yaay yow bu ñëwee sañu la yendu bu toogee nga tonk ne ci saal bi di xool pour lan kañ ngay dem waroo génne azaka yow koñ bi waruñu laa gërëm waroo génne azaka
parce que bokkagoo ci walladina yunfiquuna mimma razaqnahum parce que la moo tax mooy pareegoo li nga yor moomoo ko yàllaa la ko jox ne la comme am nga lu mat nisaab am nga 700 000 yoo xam ni denc nga ko ren ba déwén wala 800 000 wala 500 000 fu nisaab bi toll loolu dañ koy waxtaane ça dépend fi dollar bi toll ça dépend fi pétrole bi toll nisaab taxawul benn place ni pétrole bi di yéegi di wàcc noonu la dollar bi di yéegi di wàcc te ñoom ñoo commandé kon ñun suñu CFA foofu lay dépendre mais boo demee tey ci ku mel ni imam Dame Ndiaye mën naa moo xam ko boo gisoon ku mel ni imam Alioune Sall mën naa moo xam ko mais dañuy waxtaan at mu jot ñu ne ren ku denc nangam lii ngay génne ci asaka mais bari na ñoo xam ni ñuy génnee mooy ñooy toog ba mu neex leen ñu génne benn 300 000 te fekk yaa ngi yor 250 millions yor 250 millions génne 500 000 joxe mais 500 000 francs génnewul loolu da ngay seet montant bi 1 million boo am nga génne 25 000 francs 500 000 yoo am nga génne 12 500 ñu wax la ne la montant bi nangam lay doon nga évaluer lépp génne ko soo xamul koo koy jox bu ko jox ilimaan déet xaali ilimaan bu mel ni man ku ko jox azaka du dem da koy lekk te azaka liñ ci jublu mooy bu yàlla di wax naan wa yunfiquuna mimma razaqnahum da ngeen a war a dépenser li ma leen jox bu leen def système monopole ba xoolee les grandes puissances noonu la ñuy organiser maanaam dañu monopoliser économie gu àdduna bi économie àdduna bi les grandes puissances dañ ko gérer seen bopp moo tax ñoom ñooy joxante ci seen biir ñoom ñooy joxante seen biir sunu borom nag ne bu ngeen defee li ngeen war a def su ngeen defee li ngeen war a def crise bi ngeen di coow jeex mooy wa yunfiquuna dee leen dépenser ci zakaat yi mimma razaqnahum ci alal ji ngeen denc ci compte yi fëggal sa compte bi yow mii seetaan baa nga wax ko sa jëkkër d'accord balaa koo def war na defar kër gi loolu ci la bokk mais ku defar sa kër ba mu jekk am ñetti salon sa kër am lépp nga denc lu mat 100 nangam million mais sawaay nañu waxante dëgg nag war nga fexe nag at mu jot nga génne dara boo génnee dara dajale ko ñu jox ko al fuqara kon maa ngi interpellé waat les autorités étatiques rawatina même le président de la république ku ko dégg jottali ko mën na bokk ci liy indi stabilité de vie man maa la ko wax te soo interroger ñooñu ma wax les autorités religieuses yu réew mi dem Touba dem Tiwaawan Njaasaan Ceneba feneen boole ci tamit ñi bokkul ci kër yooyu te am xam-xam nga boole leen ci ñu def benn tour de consensus waxtaan zakat mën na la jouer yow rôle boo foogul woon ci Sénégal te dana indi stabilité nag ci réew mi kon walladina wa yunfiquuna mimma razaqnahum yàlla nee na dañuy dundale ci liñ joxe kon organisme yi di xeex pauvreté nañ leen ci boole mais bu leen ko def yéen it organisme boo xam da ngeen a bëgg a lekk xaalis yéen ci seen bopp da ngeen a pauvre loolu ku pauvre mënu koo xeex da ngay bàyyi kuy génne azaka am alalam moo mën a dox loolu jiite ko waaye ku mel ni man ku ma jiital ci organisation boobu xam nga ni xeexuñu azaka lu ñu lekk la ñuy wut ñun waxuma leen yéen waaye ku jiital ku mel ni Hajj Malik li ngay doxal du dox kon da ngay seet ñu am xam-xam ci diine mën a interpréter alquran ba kenn du gaañu seet ñoo xam ni am nañu xam-xam religieusement mais bu xam-xam bi weesoo nañu bokk ci ñi nga xam ni dañoo jub nga génne ko teg ko ci seen loxo état di leen bàyyi xel IGE di ko xool mboolem organisme yooyu nga xam ni ñëpp tiim leen OFNAC di leen xool kazalika keneen di leen xool ñu leen di superviser di leen surveiller at mu jot ñu def compte rendu man maa la ko wax su ngeen ko defee Sénégal dana développé zakat lu rëy la moo tax ma taxaw ci kon nag alladina yuminuuna bil ghaybi wa yuqimuuna as-salaat waaye wa mimma razaqnahum yunfiquun yal na yàlla may ñu dégg yàlla may ñu topp ci melokaanu jullit la ñu nekkoon ku bëgg a nekk jullit nii ngay mel yal na yàlla may ñu dégg yàlla may ñu topp ki nekkoon ci caméra bi mooy suñu mbokk xaali ki nekkoon ci micro bi mooy seen mbokk daara al imam Hajj Malick Diop ngeen àndoon ak ñun ci tafsiru Quran ci TFM religion
ñu ngi ñaan ëllëg yal na yàlla may ñu dajawaat fi wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم